Le projet Bédundé s'investit dans la réduction des disparités entre hommes et femmes, notamment en termes d'accès aux ressources les plus importantes comme le financement, la formation, les facteurs de production et l'accès aux instances de décision. Toutes les activités qui ont été menées par le projet découlent d'un diagnostic en égalité femmes et hommes qui a contribué à la définition d'une stratégie et aussi d'un plan d'action opérationnel. sama liggéey maa ngi tàmbalee si jaay glace bi nga xamante ni Bundum amagul courant mais Sayet moom naka jekk dafa amoon courant bi ñu installé la ñu am seen groupe di alimenté wu ma am ci xarit nag mu may ma fu ma teg sama congélateur ma fay takk glace di jaay ci dëkk bi glace gi am loolu njarte presque damay wax ne bis bu nekk damay jaay daan naa jaay lu tolloog 30 bagues ma am sama xarit boo xamante ni mun naa ne sama jarbaatu borom kër la début bi lu ma am damay xotti yére damay solu loolu laa gëmoon mais ak conseiller munu ma soxna ku ñuy wax Fari Diak soxna liggéey dafa am solo lii ngay jël di jëndee yére def nii jéem ci man dama am tontine bu ma bëgg a créer ñu weer bu dee ku nekk juróomi junni nga ñëw bokk ci soo toog teggee tasanteeg ceeb ñor di nga ci mën a liggéey man ko kon boole ma ci tontine mu boole ma yàlla def bi ceeb di ñor ma teggi bi ma teggee ma am juróom fukki junni ñun fii jigéen ñi d'habitude li ñu daawaan am ci tool yi comme duñu am suuf li ñuy am ci tool yi mooy góor ñi bu ñu bayee ba pare naaf yooyu ñuy def taat bi ruus ci suuf loolu mooy cëru jigéen ñi loolu la jigéen ñiy jël bale ko defar ko moom la ñuy am loolu ma amoon nag ci taatu naaf yooyu ma boole kaak juróom fukki junni boobu jënd ko ceeb denc ko bi ma ko dencee ba cer ci boobu ceeb a ngi jar ay 5000 6000 mais bi ma jëndee ba ceeb ñor ba dem ba ay mai juin yooyu ma jaayee ko 10 000 francs ci laa amee départ may continuer ci jënd ceeb boobu jaay ceeb ba mu yàgg ma ni man pourquoi pas du ma dugg ma ñeme bay ma bay c'est en 96 ci laa ne nag damay dugg ci bay bi ma bay comme sama papa moom amoon na terrain mu jox ma ci benn hectare ma ne du ma ñemewu ma damay jël benn hectare ma essayé ci laa jël benn hectare boobu bay ko maa ngi ko bay je me rappelle semence bu ñuy wax Jaya daan na dem ba ay 6 tonnes 7 tonnes à l'hectare si compte saison chaude bi yàlla def ma bayka yàlla defal ma sutura ma réussir si déwén ba ma ne saison normale ma ne man damay bay 3 hectares laa bëgg bay léegi aw ma suuf ndax sama papa jël na suuf soosu ñu am benn naar buñ ma tegtal ci Grandic mi ngi dëkk Suulul ku ñuy wax Cheikh Diop ma gis ko Cheikh ni ma man de bu sa borom kër na ma jàppale man tamit ci semence ak engrais bu ko defee ma ne sama suuf ma jox la ci ma waxtaan ak Njawar mooy sama borom kër mun ma amul problème mu jàppale Cheikh ci semence ak engrais man sama 3 hectares yooyu moom tamit Njawar mu jàppale ma ci ak li ma am ma dugal ci exploité ma faf am sax 3 hectares 50 ma jël 3 hectares 50 yooyu te fi ma doon bayee ak Bundum mooy suulul ak Bundum dina toll ci ay 5 kilomètres te dama daan jóge Bundum taxaw ci tali bi wut oto dem jël benn surga mu may seetal irrigation bi am naaru suulul yi bu may jiw ma jël leen ay journalier di leen fay journée 2000 francs ñu jiwal ma su ma dellu see su engrais jotee ma def noonu lépp lu ñuy def ci ceeb bi ci tool bi damay toog fekk ka ñu def si lépp yàlla def ma góob amaat rendement ma continuer nag si déwén bi ma ne papa mu ne naam comme yow am nga 20 hectares doo ma luyee sa suuf ma bay ko sama papa ni ma amul problème ma jël suuf si jox ma ko muy 20 hectares ma bay ko mais attanu ma ko mais ma ne Njawar kon ñëwal ñu séddoo ko nga jël genn wàll ma jël genn wàll ñu def noonu genn wàllu intrant bi ndax boobu kasak moo ñu doon irriguer waa kasak ci seen pompage ñu irriguer ñu ñun ma il faut nga fay kii bi coût hydraulique bi teew ma fay ko coût hydraulique bi man maa ko def man maa def Njawar a def semence bi man maa def offsetage bi Njawar indi kii produit phyto yi bi ñuy rayee kii ñax yi ñu def ko après bi ñu bayee ba pare fekk amoon na si 3 hectares yoo xam ne semence la li ci des di ordinaire ñu bojj ko fii la déparé man dem ba yàgg saa ma ni pourquoi pas dafay dëkk bi am na fi ñoo xam ne dañuy néew doole te bëgg nañu di exploiter muy ay góor ay jigéen lu tax
duma leen lebal ñoom tamit ndax ñu mën a am départ yàlla def ñoom it ñu ñëw ma am ñu ma ciy lebal yàlla di baaxal liggéey bi may sant yàlla parce que itam toujours et jullit laa yàlla def ñooñu ma di leen financer di continuer liggéey bi ba nga xam ni macha allah daan naa dem ba financer valeur 9 millions 8 millions 7 millions te liggéey boobu déparé wul lu dul ci jaay glace yàlla def ma ni aw ma suuf jigéen pour mu am suuf problème la suuf su bare joxe nañ ko suuf amatu fi mais ma ne man naka lay def ba am suuf waaye ci ñi may liggéeyal am ci ñoo xam ne dañuy dem ba am soxla ñëw ni ma ki ma ko jëkk defal ñu koy wax Baye Diop Niang mun ma soxna am naa 20 hectares yoo xam ne dama am soxla mais ñëwal nga delloo ma peen bi ma jox la ko ma delloo ko peenam jël 20 hectares boobu noonu laa ko jotee dem communauté rurale ñu defal ma régularisation may toog ba keneen ku ñuy wax waaxawaat ni ma man de am naa 25 hectares yoo xam ne dem soxla moo ma dem dama bëgg jox ko Njawar parce que séq naa ko moom lu bari Njawar ni ma soo yoree xaalis remboursé ko delloo ko peenam ma delloo ko peenam jël 25 hectares yooyu kon mu nekk 45 hectares terrain bi nga xam ne fii la ñu taxaw tey borom bi mu ma koy jox moom tamit demoon na bay xaddi yaakaar ni ndox du fi am ndax site bii ñu nekk tey jii yàgg na fi lool mënut am ndox lu dul delta bi kiwetu Bundum moo ko war a mën a jox Union Bundum mais Union Bundum ak seen pompage xamuñu woon techniquement ba xam pompage bi dina attan suuf yooyu parce que kii daf fi am keneen am ci keneen am ci mu nekk suuf yu bare yoo xam ne boo irrigué kii keneen day taxaw ni ñëwal nga irrigué yàlla def àddina di dox DG bu Sayed Samba Kanté mu ni léegi li ñu war a def mooy extension yooyu ñu dem xoole ko sur le côté technique xool jël ay topo vraiment ñu exploiter suuf yooyu pour gën a mën a réussir PRACAS bi en 2010 la borom ñëw ni ma dama bëgg suuf soosu ma joxe ko ndax dama am soxla mu ñëwaat ci man yàlla def ma jël ko mu nekk 20 hectares ak juróom nekk si extension bi ma ko jëlee léegi mi ngi ci 4 ans jëm 5 ans ren ndax 2010 la woon tey yàlla def xéewal boobu ñëw gouvernement bi jël en charge aménagement yi jël module yi yëpp jël société boobu mooy bi ngeen fi fekk tey ji ñu aménager ko muy aménagement bi lan ren li ma fi fës yéene mooy bay semence parce que men li may bay dama ne waruma yem rek ci ordinaire dama war a exploiter semence ba nga xamante ni yàlla jox na ma ci ay partenaires yoo xam bu ñuy jënd semence man maa leen di jaay semence yàlla defeet ci leble boobu ma doon def ba nga xam ne am na ci ay section villageois yoo xamante ni nii bi nga xamante ni dem nañu ba am problème ak banque bi gisatuñu ku leen lebal xëy na mutuelle yi sore na leen ñu ñëw ma jàppale naa ci ay section yoo xam ne yàlla def na section yooyu fexe nañu ba fay ma ba am départ ba delluwaat fay seen ay moratoire banque ba léegi ñu ngi banque CNCA di liggéey ak ñoom. Soxna Mbodj am na liggéey bi nga xam ne seq nañu ko ci kaw am na temps mbay mi am nañ jafe-jafe lool ci bor ba nga xam ne dañ ko seqoon ak CNCA bay am section ci Jawar yi nga xam ne daf leen bloqué financé wu leen Soxna Mbodj ci boppam financé nañu 200 hectares yi nga xam ni moo na ko financé ba tax ñu mën delluwaat ci CNCA. Il est important que les femmes puissent assurer pleinement le leadership économique qui leur permet d'avoir des revenus substantiels et d'assurer ou de garantir une certaine autonomisation économique pour ne pas être trop dépendants vis-à-vis de leur mari ou vis-à-vis des hommes. Mais il est aussi important qu'elles puissent assurer aussi le leadership politique qui leur permet de prendre la parole en public, de s'exprimer librement, de défendre leurs intérêts par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Ce que je recommande d'abord le gouvernement, acte 3 de la décentralisation, réforme foncière, nous faisons que les femmes souf. Autre résultat probant, c'est l'organisation d'un forum sur l'accès des femmes au foncier qui a permis une attribution supplémentaire des femmes d'une superficie globale de plus de 250 hectares. Am na si jigéen ñoo xam ne nag réer nañu dëgg-dëgg ndax gis naa jigéen joo xam ne jëkkëram mi ngi tabax ba tabaxam des moom mu teggi nattam ñu ndayale ka mu waroon jël natt boobu dem jënd ko ardoise teg ko ci néegam dugg ci suturlu ak njabootam mu jël loolu dem def ko sa ndayale ba ñëw toog dëkk ci mbaar
kon loolu ñàkk yeewu la ñàkk xam la li ma leen di conseiller mooy ñu bañ a xeeb dara bañ a yàkkamti dara ndax li may wax ni ay at la yu ma daw bañ a xeeb bañ a yàkkamti te moytu yàq gi. À toutes les unions pour qu'elles puissent s'engager et soutenir davantage les femmes, s'engager à reconnaître leurs contributions et leurs droits en matière, notamment leur droit à la terre et aux ressources. À toutes les femmes de la FPA, particulièrement aux élus, je leur demande d'être unies, d'être solidaires, d'être persévérantes, de croire en elles et d'avoir confiance en elles. Je leur demande de prendre leur place car un changement est possible grâce à une action déterminée. taxawaayu jigéen ñi am na njëriñ lool ci union locale yi man ba ma sañoon lii nga xam taux bi nga xam ne am nañu ko ci ñi am ba ko ëpp ndax gis nañu seen njëriñ ci biir union locale yi ak ci biir union Moundou bi nga xam ne seen taux ba nga xam ne moom la ñu xam dañu ko war a yokk ndax gis nañu góorgóorlu ba nga xam ne ñu ngi koy góorgóorlu di liggéey di jëriñ seen njaboot di jëriñ seen. am na si ñoo xam ne ñu ngi jéem ñu ngi góorgóorlu mais amuñu suuf amuñu moyen ñooñoot li ñuy ñaan mooy gouvernement bi jàppale ñu ba jigéen ñi kenn ku nekk am foo jonkan ngir lan ndax jigéen yóbbuwul fenn lu dul si njabootam jigéen lan mooy àdduna mooy xalaat ëllëgu njabootam ëllëgam fan lay mujj loolu la jigéen di xalaat guddi loolu la jigéen di xalaat.